xibaaru bis bi ci Seneweb lu ci gën a fës bokk na ca musiba ba am ci ICS di drame ba fa am direction ba daal dinay joxe version am ci mbir yi gannaaw génnub àdduna benn agent xale bu jigéen ba ñu violé ba noppi faat ko ca Warang benn CD ak benn chambre secrète daal dina ñuy basculer loo li nga xamante ne ni moom moo di enquête bi ca Thiès ñu acquitté ko gannaaw ñeenti atub kaso ngir dara moom moomee dafa ñàkk waajuram bu góor ak frère am ci waxtu bu mu nekkee ci kaso gi mu nekk ci kaso gi Ndeya Boote mi ngi jànnoog ay douleur ab chirurgie esthétique dinañ ko gën a yaatal inculpation ay ancien ministre grand coup de frein wu haute cour de justice bi dinañ leen ko dal di dégtal mbirum Jérôme Bandiaky mi nga xamante ne nii nag dañu ko dal di renvoyé di procès bi date bañ ko jàpp dinañ leen ko dal di dégtal ci kanam tuuti lay doon ci bu ñuy yaatal yi lay jotaayu xibaar wàllum politique Alioune Tine nee na Ousmane Sonko dafa def erreur danañ xamle lu mu ne mooy erreur ba lu Ousmane Sonko tukk ne mën na ndërmeel gouvernement bi si ñetti fan kili di Aminata Touré mu ngi ko cay recadré la mu ko xamal dinañ leen ko dégtal Macky Sall ci ONU tontu ba Aminata Touré bu bett bi dinañ leen ko daal di dégtal licence su pêche yi dinañ ci àddu ak coup de théâtre ba ca am ca fa nga xamante ni moo di primature polémique Ahmed Khalifa Niass tontu ba Makhtar Cissé dinañ leen ko dal di dégtal kilee di Adji Sarr mu ngay àddu ne daal nañu waajal ngir gën koo détesté ndaxte nag am na li nga xamante ne ni moom lay waajal mu di cay dànkaaf ay détracteur am loolu yëpp bu yem bi dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram mbokk yi tënk yaa nga ngeen taaxiirlu ne tut gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu nañ leen ñuy teewlu si Seneweb ci benn communiqué waa ICS daal nañuy indi ay précision si génnub àdduna bu Ahmed Sène kenn ci seen ay agent bu ñàkk bakkanam gannaaw benn accident si benn bassin buñ sukkandikoo ci direction bi équipe secours interne yi intervenir nañu immédiatement gannaaw accident bi ngir daal di koy defal soins yu réanimation yu njëkk yi ak stabilisation laata ñu koy évacuer en urgence ci benn structure hospitalière bu spécialisé ci capital bi nga xamante ne ni fa la ñu ko placé en soins intensifs si lu toll ko juróomi fan malgré benn encadrement médical de pointe moom moomi daa mujjee ñàkk bakkanam si gaañu gaañu yu graaw yamu dal di amoon ICS yi nag di xamle tamit ne ab enquête technique bu xóot daal nañ koy ubbi immédiatement ànd ceek autorité compétente yi ngir établir matérialité wu fait yi ba noppi audité ay dispositif yu sécurité bi entreprise daa présenté nag njaalam famille bi tey féddali engagement wam ci assumer pleinement ay responsabilités yu légales et humaines jëmale si ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo. ci benn mbirum xale bu jigéen bu am 13 ans bu ñu fekk ñu violé ko ba noppi faat ko ci benn bâtiment bu yembagul ca Warang ci cadre enquête bi brigade de recherche bu Saly daal dinay déféré woon boutique yow quartier ba bu nay jaaykatu boutique ba ca koñ ba di Aka Ba ak chauffeur taxi bi clando bi la di Enfal bi nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp article instruction bu ñaareelu cabinet bi moo leen écroué woon dëpp ak réquisitoire introductif procureur Augustin Yaxar Faye chef parquet bu Petite Côte bi ba muy jëfee ab délégation judiciaire bu leen même magistrat instructeur bi daal di jagleel gendarme yu brigade de recherche bu Saly dañ leen yëgal que ne suspect principal ba ak ba dafa dëncoon ay caabi yu benn kër bi nga xamante ne ni benn couple européen moom si ba muy amal ay voyage ca bitim réew ñoom ña couple ba dañu ko jël boobule caabi jox ko boutiquier bi nga xamante ne ni da doon dem si même kër googu ak xale bu jigéen boobee di M Diouf am 13 ans buñ sukkandikoo si ay confidence yu ñu defal enquêteurs yi bu weesoo boobule renseignement bu rëy gendarme yi dañoo dal di extraire détenu bi di baax ba noppi yóbbu ko ci boobule kër nekkee ci wetu ba bërëb ba nga xamante ni fa lañ gis néew ba M Diouf tey nag boutiquier bi
def ca yoroon benn néeg bu mu doon faral di jaar ba ñu yeggee foofu ak ab ndaamaar gendarmerie yu civil dañoo dal di nag doon ñi nga xamante ne benn couple belge ñoo leen accueillir ñoom ñu dëggal ne suspect bi ba mu ngi occupé woon benn ci ay néeg yu nekk ca boobule kër ngir nag assurer li nga xamante ni moo di gardiennage bi ñu laaj ko ci procès verbal ñoom couple ba dañoo xam ne daal dañoo génnee boutiquier boobee di baax ngir comportement am notamment ndaxte dafa doon indi frère am mu ne fa di fa doon dalal tamit ay xale yu jigéen di doon jëfandikoo sàngara di doon tux yàmba ci néeg ba enquêteur yi présenté nañu couple bi benn photo ki nga xamante ni mooy Aimé Diouf bu ñu fàtt ngir rek ba xam ndax xamee nañ ko couple belge bi nag danañ xamee nañ bu baax a baax xale bu jigéen bi laata ñuy xam ne mos nañ koo gis mu ànd ak suspect principal bi Akaba si biir néeg bi nga xamante ne moom la occupé woon ñu confronté ko ak élément yu yees yu dossier bi boutiquier bi Akaba mujjee naa reconnaître nag ne da doon bëgganteeg xale bu jigéen boobu am 13 ans daal dina yóbbu enquêteurs yi si bâtiment bu yembul bi nga xamante ne fa lañ gisee néewam si foofu suspect bi nee na daal dinay indiqué endroit bi nga xamante fa la Marie Diouf newoon waaye nag détenu bi da doon jéem a weddi implication am si wàllu meurtre bi enquêteurs yi nag dal di ay lool si wàllum investigation criminelle dañoo relever ay contradiction yu bëri si version am depuis bañ ko interpellé ba si bañ koy présenté si kanamu procureur Faye ak baax da doon jéem a rek gëmloo ne daal moom xamul woon xale bu jigéen bi que comme cliente bu ñëw ci boutique am bi gannaaw seedewu ba couple belge bi suspect principal dafa avoué relation amoureuse am ak Aimé Diouf ak seen présence comme commune si lieu yi nga xamante ne ni fa la crime bi amee bañ koy laaj da doon jéem a nag gëmloo ne dafa quitté woon boutique ba moom keneen kay 14h bu ba mbir yi di am ngir njibi mbuur version wam nag preuve concordante yu gendarmerie daje ñoo ko dal di rek feeñal ne ay kàccub nen lañu chauffeur taxi clando boobu bi mu ngi woon ci lieu yu crime bi amee lu ko dalee 14h ba 17h ba ñu sukkandikoo si résultat yu réquisition yu ñu jagleel benn opérateur de téléphonie naka noonu nag lañu jot a xamee résultat yu autopsie bi. ñu jubali ca diwaanu Thiès gannaaw bu mu defee ñeenti at ak weer si kaso gu Thiès si mbirum ba nga xamante ne nii nag da see mus di clamer innocence am TH Diop daal di nañ koy acquitté chambre criminelle bàyyi na ko ne toppewuñu ko dara libération xam ne ne menuisier métallique boobee de profession ñu ngi ko placé woon sous mandat de dépôt si benn mbirum présumé viol collectif ci ay wetu ba ñaar ñañ koy tuumalandoor di P Ndiaye ak P Guèye si procédure bi yëpp enquête préliminaire bi ba ci audience bi jaaree ko ci instruction bi Diop dafa musa weddi mbir yi chambre criminelle nag dafa mujjee toppandi réquisitoire avocat général bi nga xamante ne ni dafa waxoon ne am na lu ko leer ne daal ki nga xamante moo di Diop dafa innocent naka noonu ñaari nit yañ koy tuumalandool dañ leen reconnaître coupable ba noppi daan leen juróomi atu ba kaso ku si nekk si ba ñu ko téewee TH Diop daal di nay dóor tamit daal di nay doon nga xam tamit benn double drame familial daal di nay dal ci kawam gannaaw ñàkkee waajuram bu góor ak frère am ci espace ñaari weer. Depuis un mois Ndeye Fatou Diatta ñu gën koo xam si turam Ndeya Beauté mi ngi tëdd peine mu 6 weer ca kaso buñ jagleel jigéen ñi ca Liberté 6 ñu daan ko 6 juin ngir abus de confiance ak détournement au fond ci lu toll 42 millions de francs CFA si benn natt ba mu doon gérer moom moomee daal di jànnoog tey beneen épreuve état de santé maanaam wér-gu-yaramam daal di ne jaaxal ay jegeñaaleem ak ay xaritam yi nga xamante ne nii ñu ngay rek yéebaane li ni mel mu génn récemment ci bloc opératoire Ndeya Beauté dafa def intervention esthétique yu bëri notamment benn BBL benn yokku ba ay ween ak liposuction ay acte yi nga xamante ni bu weesoo mur yi dafa exiger ay soins post opératoire yu rigoureux yu régulier waaye tamit yoo xamante ni daanaka bis bu yàlla sàkk la bu nekk nag mu nekk ci ginnaaw baro yi suivi bi dafa mujjee doon ab xeex visiteur yu mujj yi dañoo ne daal Ndeya
Nigéria dafa daal di néew doole fi mu ne nii daal di sori lool condition yi nga xamante ne nii moom la ñu recommandé ngir ab convalescence dafa am sax ween yi nga xamante ne nii dafay daal di métti ñoom ñu ñëwee ci noonu la ñuy sàkko yoon dawal yërmande di sàkku ñu defal ko benn aménagement ak prise en charge bi nga xamante ne ni moo war ngir cas boobu dafa am solo di préciser ne complexité wu dossier bi moom moo tenir motifu intervention bi sans visée thérapeutique opération esthétique bi dafa compliquer mbir mi. bu ñu sukkandikoo ci les échos cour de justice mel na ni nag dafa freiner brusquement ay activité alors que inculpation wu 5 anciens ministres du régime Macky Sall bi jotoon nañ ko annoncé tey commission instruction bu boobu les juridictions dafa daal di rek ralentir bu baax a baax bàyyi dossier yu bëri en suspense notamment bu Mansour Faye frère ancienne première dame bu ñuy doon toppee mbirum présumé surfacturation si njëgu ba ceeb bi si lu toll 2,7 milliards de francs CFA. pourtant investigation yi bouclé nañ ko officiellement depuis novembre bi ñu weesu date bi nga xamante ne ni njiital commission bi Abdoulaye Ba ak i collègue am yi dañoo joxe ab ordonnance de clôture bien que ni avocat yu défense bi dañoo transmettre rapidement seen ay observation dëppoo ak exigence procédure bi commission instruction bi ba tey joxewul ordonnance définitive am ba xam dafa doon ab renvoi ci kanamu juridiction jugement wala ab non-lieu boobule pattaara loolu jege juróom-ñaari weer dafa suscité ay laaj yu bëri ci région yu boobule blocage gannaaw loolee doute bi tamit daan installé wu si lu ñeel solidité wu accusation yi commission bi accordé loon na ba noppi Mansour Faye benn liberté provisoire boo xam ne contrôle judiciaire da cee génnee mbir benn contestation bu sérieuse. ñu wax ci ki nga xamante ni moom moo di procès ba Jérôme Bandiaky bi ñu naan ko sniper ak nag co-prévenu wam bi la di Sankori Ka warees nañoo rek muñ taaxirluwaat ci kaso gi laata ñu leen di àtte ñu évoqué waat ko ca kanamu tribunal correctionnel bu Ndakaaru seen dossier bi dàq dañ ko ba juróom-ñetti fan ci weeru sulet atum 2026 ngir comparution mu benn seede respectivement ñu placé leen sous mandat de dépôt 25 septembre 2024 ak 28 novembre 2024 prévenu yi ñu ngi leen toppee détention d'armes sans autorisation administrative trafic illicite d'armes manœuvre ak acte de nature à compromettre la sécurité publique usurpation de fonction publique civile ou militaire wala accomplissement ou acte buy relever benn ci yooyu les fonctions. ñu dalal ko émission tolluwaay ci Seneweb gile Alioune Tine daal di décrypter actualité politique sénégalaise bi bu dee soutenir na ni daal amul tàggoo ci diggante Ousmane Sonko ak njiitu réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye nag benn ñàkk déggoo kile sos Afrikajom Sant dafa jàpp ne leader Pastef dafa def ab erreur ci lu mu opté ngir présidence assemblée nationale naka noonu la ne bu ko jige woon du ko doon mës a conseiller ngir mu jël bopp ba pencum ndaw ba réew ma dafa doon ab erreur ambition wam mooy nekk njiital réew mi gannaaw nag départ mu primature bi dafa waroon a écarté wu tuuti gérer parti wam ak ci atum 2029 Sénégalais yi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy teg ci bopp réew mi ngir Alioune Tine am na tamit facteur El Malick Ndiaye mi ngi doon def liggéey bu baax ci bopp assemblée ñu bëgg ko wala ñu ñàkk ko bëgg El Malick Ndiaye mi ngi doon def liggéeyam ci anam bu baax incarné woon na boobu les postes doon def li nga xamante ne moom la ñëpp doon xaarandi ci moom mu yokk ko ci kàddu moom Alioune Tine. ñu laaj ko ci conséquences yu politique ñëwu ba Ousmane Sonko bi ci bopp assemblée nationale ak si bëgg-bëgg ba affiché wu incarné opposition bi Aminata Touré dafa bañ rek dugg ci benn logique affrontement alors que ñenn seetukat yi dañoo évoqué benn cohabitation bu ñu mësee su la gis si diggante njiit réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ancien allié wam bu doon nag principal contre pouvoir institutionnel bi haute représentante bu chef de l'état bi dafa préféré relativiser boobu les lectures yow yaa may yéen a may wax waxu ba cohabitation mu daal di koy tontu souligné ne dafa privilégier laata lépp benn approche responsable situation politique bi jamono ji ngir Aminata Touré existence contre pouvoir ci benn démocratie doon lu dul ab menace
ngir doxalinu état. Au contraire dafa jàpp ne nag ab débat contradictoire mënees na contribuer ci améliorer qualité wu ay politique publique. En tant que démocrate convaincu gisuma inconvénient ci existence suba contre pouvoir bu dee lu ni mel day permettre ñu am ay loi yu gën a ñoŋ ak nag programme ngir li nga xamante ne ni moom mooy suñu réew mi. si noonu nag moom Aminata Touré tontoor Ousmane Sonko si lu mu déclaré woon ne mënees na ndërmel gouvernement bi ci 72 heures bu ko Pastef décidé woon. Aminata Touré nag dafa dal di éviter soigneusement bépp polémique. Dafa renvoyé taskatu xabaar yi si njiital assemblée nationale bi si jëmmi boppam ngir commenter position am yooyee. Ngir lu des da ngeen di poser directement laaj bi Ousmane Sonko bu ngeen ko invité mu xamle ko benn anam mu marqué bëgg-bëgg mu bañ a personnaliser davantage débat politique bi. Lépp si fàttali daal dafa intervenir exclusivement si qualité wu mu représente ba njiital réew mi. ba xam ndax Mimi Touré dafa yokk nag ndox ci bisaabam si kaawu ex allié bi ab laaj gu ñu samp la. Russia Today daal di koy laaj benn éventuelle candidature suñu njiital réew mi woon Macky Sall ci poste bu secrétaire général ONU. Aminata Touré dafa tànn nag bañ a alimenter davantage débat bi. Ancienne chef nguur gi dafa fàttali nag jotoon na àddu ba noppi si boobu lay laaj si lu weesu te nag gisul woon ne am na solo mu dikkaat si laata boobu lay tontu. dafa dal di fulandi woon sortie médiatique bi ngir rek opposé wu fermement ci candidature Macky Sall ca fa nga xamante ni moom moo di ONU. acteurs yu pêche artisanale bi industrielle bi am nañu benn sursis ñeel attribution ay nouvelle licence de pêche ngir nag napp yi nga xamante ni dañ koy amal ci côte yi si njeexintalu ab réunion wu lu ëpp ñeenti waxtu ñu amal ko ca primature. attention bi doonoon na lu palpable si nag ba ñu amal yooyu les échanges yu réunir industriel pêcheur artisanat mareyeur ak représentant au ministre Abdou Ahmadou Al Aminou Lo bu waroon présider boobu leen ndaje. dañ ko mujjee représenté directeur cabinet moo ko représenté si wetu Ami Mara Dieye tout nouveau ministre des pêches et de l'économie maritime wutu docteur Fatou Diouf. leneen Ahmed Khalifa Niass mi ngi ci xolu benn coow lu rëy gannaaw ay kàddu yi nga xamante ne dafa visé yenn taalibe yu Tiwaawoon buñ sukkandikoo ci Les Échos bu biral xibaar bi ñoom ñooñee daan nañuy réagir si dénoncer déclaration wam yooyee bien que détails yi ak teneur exact critique yooyu yu Ahmed Khalifa Niass formulé mentionné wuñ ko ci journal bi ba muy rompre ak seen réserve habituelle bi. ay fidèles yu bëri dañoo mer bu futu ngir tontu à la hauteur ay attaque frère ndem si yàlla fidèle Sidi Lamine Niass bi nga xamante ne ni da ko dal di wàcce en flamme littéralement jaarale ko ci ay réaction yu bokkul mu teew si boobule ndaje. ministre de l'intérieur Makhtar Cissé daal dina réagir tamit si remettre diplomatiquement Ahmed Khalifa Niass si place maanaam tegat ko ci àndam sans jamais nag mu tudd turam directement ku wut Bamba Cissé dafa dal di recadrer subitement débat yi si daal di koy xamal ne am na yeneen combat yu ñuy amal daal dina invité notamment ngir ñu def benn say contre ñi nga xamante ne ni dañuy song diine l'islam wala ñi nga xamante ne ni dañuy song yonent bu tedd bi wala sax ñi nga xamante ne ni dañuy attaqué tarixa tijaan bi. Adji Sarr daal dinay génnati wax moom maasa bi gën a ci si Sénégal dafa décidé nag waneeti boppam daal dinay jóge ko ci zone confort bi exposé wu waat davantage ci TikTok. moom muy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol dafa trouvé benn micro direct si ay live dafa dal di xamal ay abonné xaritam yu Sénégal ak feneen ne daal jaarale ko ci canal boobu dafa day détourner attention polémique yi ngir lancer ay appel SOS si faveur ñu gën a vulnérable. appelam bu mujj bi dafa doonoon ngir ab xale bi nga xamante ni dafa am maladie cardiaque. contrepartie bi nag xarandi wuñ ko bu
bu yàgg ci digg live bi injure ya mel ni taw yenn internet sénégalais yi sax di koy saaga ci noonu nag la encaissé ba noppi fayu ci attaque bu nekk ak tontu gu saf sàpp tey mu jànnoog provocation yu mujj nee na daal buñ ko détesté ndax nag ay droitam yu muy revendiquer alors nañu waajal bu baax a baax ndaxte si bu yàggul dara danañ ko gën a détesté mu daal di koy promettre moom Adji Sarr daal di fay yem toutefois daal di annoncé lancement wu propre gamme mu huile massage bi nga xamante ne dana ko commercialiser bu yàggul dara. État bu Sénégal dañ ko confronté ak benn situation financière bu délicate. Standard & Poor's Global Ratings dafa dal di dégradé lu bëri note réew mi at yu mujj yile responsable recherche bi ci risque ba crédit yu ay marché émergent wu agence notation bi Zaya Bia Jupta dafa évoqué problématique bi ci Bloomberg et daa souligné que ni daal besoin yu Sénégal ci terme financement tey dañu nekk lu am solo ba tax na kon ngir responsable lu S&P Global Ratings bu dee réew mi amul programme FMI li ni mel dafay gën a soulever ay laaj ci lu ñeel seen financement à long terme. Tàggat yaram fédération sénégalaise de football indi na démb ci talaata ji ay précision ci benn vidéo bu wër réseaux sociaux ñu si gis ay joueurs ak membres yu staff équipe nationale bu Sénégal ñu leen di defal ay contrôle sécurité si tarmac benn aéroport américain si benn communiqué bi nga xamante ne nii daal di nañu koy jot ki nga xamante ne nii nag moom moo di instance dirigeante football sénégalaise bi dafa xam ne nag wuuteeg yenn information yu ñu gis ci réseaux sociaux yi contrôle bi amul si lu dul bu gaynde yi yegg ci San Antonio mais ca aéroport bu Raleigh 7 juin laata ñuy embarqué bu ñu sukkandikoo fédération sénégalaise de football bis bu yóbbu délégation bi dañu ko autorisé bu mu accéder directement ci tarmac permettre joueurs yi ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di encadreur yi ba tey ngir ñu amal sur place formalité yu sécurité yu beek police bi te duñu jaaree ci zone habituelle yi ca aérogare bi boobu les dispositions lu ko taxoon jóg mooy optimiser temps de déplacement wu délégation bi ba noppi yombalal embarquement moom ci ab vol privé buy jëm San Antonio ñu expliqué ko ci communiqué bi fédération bi assuré ne boobu les procédures ñu ngi ko amal ci respect wu ay règles sûreté aéroportuaire en vigueur ak te benn incident jotuñ ko dal di signaler daal dinay préciser ne nag afin que vol privé buy relier Raleigh ca San Antonio dal di déroulé wu normalement ba noppi délégation bi yëpp daal di ñuy yegg ci anam yu mucc ayib. Sénégal Arabie Saoudite la ñu koy ndar keppe démb ci talaata ji 23 GMT Sénégal affronté na Arabie Saoudite beneen mondialiste ngir match bu mujj ci waajtaay gannaaw nag défaite bi ñetti bal ci ñaar ci kanamu États-Unis def na booba léegi quelques jours sélectionneur Pape Thiaw dafa opéré quelques changements ci 11 bi ci but yi Edouard Mendy dellusi na en défense Mamadou Sarr daal dinañ koy reconduire ci place Moussa Niakhaté ci waxtu ba nga xamante ni Malick Diouf dañu ko tànn ci place Jacob Pathé Ciss dal di jël place Bara Sapoko Ndiaye ak Chérif Ndiaye bu Nicolas Jackson ngir nag ñu des sont nag les mêmes yi nga xamante ne ñoo débuté ci kanamu États-Unis noonu la ko defee woon mu ngoor leen indiloon tey ci xibaar bi sub tey gi jàngeen jëf ci ànd bi safo bekk kulu tegee